L'heure est grave. L'heure est grave. bu kenn caaxaane situation bi fi mu toll. tey képp ku respecté wul li ñu teg ne lii mooy tax ñu gañ a xeex bi man nga considéré boo duggee sa néeg nga ne trahir nga sam réew. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy wax ci mbirum corona biir Sénégal ak suñu réew fi mu ci toll umpaliwu leen ni mbir mi moom jëloon nañ ci déjà benn position te dañ ko assumer woon c'est-à-dire que dootuñu nekk di attardé wu ci nombre de cas yi ñu joxe bés bu yàlla sàkk te loolu kañ la depuis ba ñu seetloo que ni nguur gi fi nekk ndekete xeex corona taxu leen woon jóg. ndax mënoon ni da ngay xeex corona di jox ay woykat ak i mbandkat ak ay communicateurs traditionnels des centaines de millions bàyyi centre des opérations d'urgence mënoon ni da ngay xeex corona ba noppi bàyyi médecin doctorat yu hôpital Dalal Jàmm ci benn situation bu précaire gannaaw bu ñu génnee yuuxu la ñuy soog a jublu seeni mbir mënoon ni itam ni da ngay xeex corona au lieu que nga équipé ci nu mu gën a gaawee hôpital régional bu ci nekk jumtukaay yi war nga bàyyi ko fa di jënde ay ceeb rien que pour enrichir quelques doomi aadama waaye itam mbirum politique ndax bëgg yaa baax yaakaar naa ni ci kaa yu leen limal nii yëpp bu ci nekk defoon nañ ci benn taxaw seetlu pour won sénégalais yi que ni nguur gi xeex mbas mi taxu leen jóg yeneen moo làqu ci ginnaaw maanaam benn campagne de manipulation bi nga xam ni finalement ñëpp nand nañ leen suñu taxawaayu démb nag ci mbas mi mooy suñu taxawaayu tey bu amee ñu ñuy may nopp ci feebar bi mooy ñoom professeur Seydi ñoom docteur Bousso yi nga xamante nii ba ñu demee ba maîtriser mbir mi am nañ audace su jàkkaarloog sénégalais yi ne leen coronavirus kat ab grippe la boo xamante nii jarul ñu ci yóbbu fitu doomi aadama yi maanaam ab jàngoro ju existé la kenn mënu ko weddi mais fañ koy yóbbu niveau bañ ko yéegal bëgg a tiital askan wi wax dëgg fa yàlla jaru ko. bi ñu ne fi ñu nekkoon mun nañ fa wàññi effectivement loolu je pense que ça a contribué on a une responsabilité à renforcer un peu stigmatisation ba nit ci dañ ko ragal. te aujourd'hui bu ñu xoolee grippe bi c'est une grippe en fait. li muy rey mais am na yeneen feebar yoo xam ne tous les jours ñu ngi rey fii nit ay Sénégal mais médiatisation bi image yi nga xam ne moo gis moo ñu topp ba nga xam ne daf ñu xaw a tënk mais léegi ñu ngi koy jéem a rectifier parce que gis nañ ni mënuñu continuer avec stratégie boobu nit yi di ragal parce que xam nañ naka lañ koy mën a moytuwee te gis nañu aussi mënuñu continuer rek di tënk nit yi di tëj nit yi fermer aéroport yi à un moment il faut ñu tijji. kon gàcce ngaalaama ñoom suñu way docteur yi ndax trahi ñu serment bi nga xamante ni prêté woon nañ ko ci taxawu askan wi moo xam situation bi lu mu mën di doon waaye yal nañu yàlla musal ci njiiti ju mel ni Macky Sall ak ministre de la santé bi di Abdoulaye Diouf Sarr yi nga xam ni gannaaw ba ñu fexee ba yóbbu fitu sénégalais yépp naan ñu l'heure est grave. C'est dire que le virus gagne du terrain. J'ajoute qu'à ce jour, il n'y a ni vaccin, ni médicament homologué contre le Covid-19. Ce soir, mes chers compatriotes, et je vous le dis avec solennité, l'heure est grave. La vitesse de progression de la maladie nous impose de relever le niveau de la riposte. L'heure est grave. bu kenn caaxaane situation bi fi mu toll. tey képp ku respecté wul li ñu teg ne lii mooy tax ñu gañ a xeex bi man nga considéré boo duggee sa néeg nga ne trahir nga sam réew. c'est extrêmement important boo duggee sa néeg ba toog yow rek tu te regardes dans une glace te defuloo li xamante ne moom la ñu bëgg pour ñëpp def ko pour que ñu gañe man nga ne man mi trahir naa sama réew. tey ñoom mel ni du woon ñoom rassemble ay doomi aadama ngir mbirum politique te moonte bés bu yàlla sàkk ñoo ngi doon dégtal suñu nopp yi naan ñu jàngoro jàngi ci biir réew mi ba tey di yónnee seeni ndaw ci média yi naan leen wax leen ci événement religieux yi nga xamante ni mi ngi ñëw ndax mën na tax jàngoro ji law alors que ñoom ñoo waroon jiitu ci ndigle yooyu noonu bu doon ni lañ doon wax dëgg la ci ñoom. bërki démoo Njaay Macky Sall moo organiser rassemblement bu rëy ca tournée agricole bi mu doon def Fatick dajale ay junni doomi aadama. ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr moom itam feelu ko ca geneen wet organiser ndaje gu rëy ñu nekk fa di tëgg ak a fecci moom it ay militant am.
ku nekk xam naa fa nga jóge politiquement ak naka laa la indee ba nga toll fii mais man kon gis ngeen ni tàppale gi ñu doon ruumandaat tukkee ci nguur gi ñu bari doon ñu jiiñ ay complotiste mi ngi nii ndax wolof dafa ne lu dul dëgg du yàgg bu ñu sukkandikoo ci suñuy médecin jàngoro ji lu am la ndax comme ni ko Cheikh Ahmadou Rafaay waxee woon rek mënoo ni saa yoo tawatee dem ci médecin mu faj la jàngoro jum ne moo la dal nga daal di koy gëm bu la bindalee ab ordonnance nga dem jënd ko ba pare tey nag mu ne la feebar bii am na ci biir réew mi nga weddi ko loolu yanul maanaa kon jàngoro ji lu am la mais comme niñ ko waxee woon ci benn vidéo corona prétexte la woon maanaam jaaruwaay la woon pour jaami seytaane yi accélérer li nga xamante ni mooy processus nouvel ordre mondial comme ni ko Macky Sall waxee woon ci benn cay déclaration am bëggoon tayli suñu réew ci ab combat boo xamante ni ay boromi doole ñu ko sekk. Il est temps de repenser l'ordre des priorités. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui met l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales. donc moom Macky Sall noppi woon na ngir dugal Sénégal ci li nga xam ne mooy projet nouvel ordre mondial donte ñoo ngi ci ba tey gars yi bàyyiwuñ Sénégal muy projet boo xamante nii app nañ ko fekk ay juróom fukki at mais ak corona bi mooy la woon pour ñoom am benn longueur d'avance benn bi mooy redéfinir li nga xam ne moom la ñu woowee norme sociale maanaam ni ñu war a dundee suñu biir soppi ko daal di dund bopp sa bopp amatul joxe loxo créer li nga xamante ni mooy ay distance diggante doomi aadama yi bañ na ko sax ba au début waxuñu woon li nga xam ne mooy distanciation physique déedéet distanciation sociale lañ doon wax maanaam li nga xam ni moo mës a définir nekkuñu doomi aadama rawatina ñun Afrique surtout Sénégal loolu nañ ko éliminer loolu noonu la George Brock di ancien directeur OMS waxoon ci benn ci ay déclaration am dem na sax ba ni ñuy dundee en famille dafa war a soppeeku te bu ñu xoolee terme distanciation sociale ci mbir moomu lay référé wu beneen facette nouvel ordre mondial mooy sàkkal pexe diine yi te sénégalais yi ñu bari posé wuñ la question lan moo tax bi coronavirus duggee suñu réew bërëb yi ñu njëkk a xalaat njëkk leen ciblé mooy nañu tëj jàkka ak jumaa yi alors que risque de contamination yi ci bërëb yooyu noonu la gën a néewee tey dem ci marché wala dem ci beneen bërëb waaye doomi aadama di dajaloo jële fa coronavirus moo gën a yomb nga jële ko ci ab jàkka wala jumaa te boo waxee ñu ne la même Màkka tëj nañ seeni jumaa aj bi sax mujj ñu ko amal te xamuñ ni buuru Màkk muy Ben Salman ci taalibi nouvel ordre mondial yi la bokk kooku du suñu nawle beneen nit mbir bi gën a am solo ci nouvel ordre mondial mooy am ay doomi aadama yoo xamante nii duñu utiliser seen xel yi maanaam ñu dem ba toll foo xamante nii képp kuy wax waxi complot wala wax dëgg yow dof lañ lay jàppee ñan ñoo ñu yeewu ñii mooy ñi nga xam ni lu ñëw rek ñu daal di koy nangu amuñu benn xalaatu àdduna li tubaab naan esprit critique duñ ko am te benn mbir bi nga xamante nii mën na tax doomi aadama bañ a jëfandikoo xelam mooy tiitaange te marketing de la peur boobu noonu dañ ko réussir ci li nga xam ne mooy corona bi ñun ñëpp a ngi fàttaliku kaddu Antonio Guterres yi bi mu doon prédire ay millions de morts biir Afrique donc faaw ñu tiital doomi aadama yi en complicité ak suñuy njiit ak médias yi ndax tiitaange bokk na ci lay tax doomi aadama bañ a xalaat moo tax benn auteur doon wax naan la peur est la chambre noire où le négatif se développe maanaam tiitaange mooy prox ndoll gi ñaawteef di làkku ngir mën a wéyal liggéeyam moo tax bi corona ñëwee premier réflexe jaamu seytaane yi mooy nañ ci profito ngir accélérer processus nouvel ordre mondial heureusement que ñu bari teel nañoo yeewu ak sensibilisation yi ba lu bari ci seeni pexe mujjul antu mais bu kenn yaakaar ne gaa yu noppi nañ déedéet tey la ñu gën a dogu tey la ñu gën a pare ngir matali mission seytaan ci kaw suuf. bu ñu desee ba tey ci kawu Sénégal lu tax boobaak léegi nguur gi lànk ne du lever yenn mesures yi maanaam woy di tënk liberté sénégalais yi politique ci la bokk parce que bu ñu interdire li nga xam ne mooy rassemblement yi forcément marche du am sit-in dootuñ ko organiser ñi am itam lu leen métti ci biir réew mi te bëgg koo yuuxu ñëpp dégg leen duñu mën a jooy seen nakar ndax fépp fu ñu dajaloo takk der yi dañ leen fa fekk jàpp leen tëj ne leen da ngeen di organiser li nga xam ne mooy rassemblement ci lu jaarul yoon mais loolu liñ ci jublu mooy nañu wëy di def ay scandale ñenn ci askan wi nañu sax di dund li nga xam ne mooy injustice mais kenn du fi organiser doxu ñaxtu maanaam téye Sénégal ci benn dictature boo xamante ni benn buur mooy def di dindi te kenn du ko kaas ci biir réew mi mais ci beneen wet ñoom nguur gi bu leen neexee dajaloo woo seeni militant woo seeni gungoman di fecc ko woy sans que ñu respecté li nga xam ne mooy mesure barrière yi nga xam ne ñoom ñoo ko digle te dara du leen ci fekk
ndax ci fàttali communiqué Aly Ngouille Ndiaye bi mu génnee woon le 10 juillet 2020 bi ñu weesu ba tey mi ngi en vigueur. ci biir boobu communiqué nee nañ benn ñuy sol masque yi ci bépp bërëb boo xamante ni doomi aadama yi mën nañ fa dajaloo. ñaareel bi ñuy raxas loxo yi régulièrement ak di jëfandikoo gel hydroalcoolique yi. ñetteel bi mooy ñuy respecter distanciation physique bi maanaam fooy doomi aadama nekk nañu soree lu mat 1 mètre. ñeenteelu mesure bi mooy ñu bañ a amal ay rassemblement ci bërëb yi nga xamante ni contact mën na fa am. mesure yi ni ñu leen limal lii lépp ba tey mi ngi en vigueur mais terewul Macky Sall respecté wu ko parce que organisé na benn manifestation ak ay militants am mi ngi def ay tournée ci biir réew mi di dajale ay doomi aadama te buñ ci yemoon mu neex mais ministère am bi nga xam ne mooy ceetu wàllu wér-gu-yaram ci biir réew mi tey xëy bés bu yàlla sàkk dañu annoncé ay cas teg ci naan ñu respecté leen geste barrières yi ki ko jiite di Abdoulaye Diouf Sarr moo organisé ndaje politique ñuy wëy ko mband ci lim boo xamante nii kenn xamul nu mu toll. gannaaw li lépp nag jàpp nañ ni képp ku ñu naxati ci biir réew mi yow la neex ndax ñii li ñuy wax ak li ñuy def comme jant beeg weer bi lenn daal la ñu xam ne ay nañ ci lool mooy tappale ak lal ay pexe ngir nelawloo askan wi. tey képp koo xamante ni doon nga xeex ngir corona moo xam ngay bonne volonté moo xam ñi doon def ay contribution wala ñi doon sensibiliser ci réseaux sociaux yi ba ci sax waa kër docteur tey am nañ gàcce bu rëy a rëy te kenn moo leen ko teg mooy nguur gi ndax lañ doon wax gëmuñ ci woon dara. ñaata doomi aadama lañ fi toroxal ci couvre-feu bi ñu bari doon félicité takk der yi parce que jàpp nañ ni sénégalais yi dañoo dëgër bopp ñuy traité askan wi li nga xam ne mooy indiscipline di leen xas ndekete problème bi mësul nekk askan wi. ñun suñu problème mooy ñàkk am ay njiitu responsable ay taalibe Macron yoo xamante ni fu France sëqatee ñu ne ko toxo kon ku ci ne na jàpp ni li lay aar ci yow lay jógee mais bul ko yaakaar ci ñi nga xamante ni motuñ njiit. ñoo ngi dëgmal ay événements religieux yu mag bi ci juddu mooy màggal gi amoon na ku ñu laajoon suñu page Facebook lan moo ci seen position ñun en tout cas jàpp nañ ni tuuti nañ lool ni peppum suuf bay décider ci màggal goo xamante ni même ki ñu ne moo jiite réew mi muy Macky Sall amu ci ndogal. li am solo mooy kilifa dëkk ba jël na ay mesures yoo xamante ni képp ku fay ñëw da nga war a sàmm ak yooyu noonu am na équipe buy veiller ci loolu te comme niñ ko waxee woon rek ci mbiru ci jumaa yi bu ñu yaakaar ni nitu diine yi mënuñu organiser seen bopp. tey bépp événement religieux buy am Sénégal moo xam màggal moo xam gàmm moo xam appel bu yoof wala daaka nguur day ñëw rek jàpp ci mais taalibe yi organiser wu nañ déjà ba lépp mën a yemb. kon événement religieux yi nga xamante ni mi ngi ñëw nañu ci borom bi yóbbu ci jàmm ak salaam te ñu tal ko te sàmmonteeg digle yi nga xamante nii ñi seen xam-xam màcc ci wàll wi digle nañ ko. kon jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di rajo beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.